jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës fokkati jalgati yoon noonee la avocat yu coalition Manko Taxawu Sénégal gisee gannaaw nag ba nga xamante ne conseil constitutionnel dafa daal di rek lànk recours ya daal di rek bàyyi résultat ya noonee ñoom avocat yi tey ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi Dakar Banjul daañu taxaw nag bañ a yàggal sax ci wàllu kaaraange ngir mën a fegu ci wàllu terrorisme jëruñ ñi dénk biir réew mi Abdoulaye Daouda Diallo ak naataangoom bu Gambie ñi ngi doon seq ak waxtaan loole nag ci ndaje moo xamante ne mi ngi soxol jëflante gi diggante Gambie ak Sénégal mu soxol wàllug kaaraange terrorisme boobee sax bu ñu ca desee réew yi fare Afrique sowu jant daañu fexe nag ba terrorisme du leen faagaagal gis-gisu premier ministre bi la Mahammed Boun Abdallah Dionne tey ci suba nag ma nga woon fële ci ambassade bu Burkina Faso ngir yeggee njaalu gouvernement bi waaye tamit njaalu askanu Sénégal yeggee ko ndaw li toogal fii Burkina Faso gannaaw jëye jafa amoon niki altine di ba fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñàkk ca seen bakkan lu ëpp nag weer ak ñetti fan baa luy tolloog loolu grève ba nga xamante ne ñu ngi ko doon amal fële ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès personnel de santé bi nag fi mu ne teg nañu grève bi ci suuf loolee ngir xoolaat tuuti doomu aadama yi nga xamante ni ña nga woon ci jafe-jafe ndax ngir faju woon doonoon la loo xamante ni metti woon na lool tàggat yaram Assane Diossé bu Saint-Étienne Modou Diop bu Nancy ak Amadou Touré bu Orea ñooñee nag ñoo dolliku ci groupe bi nga xamante ne nii war nañu jongante ak Guinée loolee ñaari fan lay doon ak juróomi fan ci weeru septembre match boobee nag bokk ci éliminatoire yu mondial 2018 bi ñu fas yéene amal ci Russie. Aliou Cissé daal di fësal liste gaynde yi nga xamante ni ñoo war a bokk kon ci jongante boobee mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak waa avocat yu layal waa coalition Manko Taxawu Sénégal ñoom nag ab foqati la ñu gis waaye tamit jalgati ci wàllug yoon ni nga xamante ne rek noonu la conseil constitutionnel doxalee la ñu wax ci recours yi ñu ko jébbaloon recours yooyu nag soxal ci rëkk-rëkk yi ñu nemmeeku ci woteek faluk député yi ñoom avocat yooyu nag sànq ñi ngi ci doon janook taskatu xibaar yi Hadiyata la Modi Diop. dogal conseil constitutionnel naan kenn mënu kaa topp wante kuréel bi boot avocat yi di layal Manko Taxawu Sénégal seeni gis-gis mooy kuréelu attekaay bu gën a mag bi deful leneen lu dul jalgati yoon teg ci ñu yokk ci ne dafa di dogal boo xamante ni kenn xamu ko te kenn xamul tamit fu mu sukkandikoo. li ñu constaté mooy décision bi man bi ma ko liiree li ma njëkk a xalaat mooy dama mel ni kuy liir contribution boo xam ne nit moo ko def par rapport ak li nga xamante ni moo doon jongante yi fi am pour rafetal. conseil constitutionnel bàyyi foofu article boobu mu ne dafay dem ci article 146 te bu ngeen xoolee seen code électoral article 146 waxul waxi contentieux de. boo jàngee décision bi conseil constitutionnel daf laa naan waaw Khalifa Ababacar Sall candidat la tête de liste la mën na demander yoon may na ko mu demander ñu neenal élection yi ci Sénégal yépp ak département extérieur waane bu dee Dakar dong Khalifa mënu ko. au-delà nag sunu institution yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi am na yeneen këru attekaay yoo xamante ni ñu ngi au niveau international au niveau de la sous-région yoon may nañu tamit ñu saisir leen pour jéebaane fa état du Sénégal par rapport ak li nga xamante ni moom la def. ci kàddu ñi ngànk kuréel bi conseil constitutionnel dafa jaawale charte yi. élection yi dañu violer disposition yoo xamante ni moom mooy permettre ñu mën a identifier nit dina voter doo ko mën a identifier te dañu xool que ne ci Sénégal ñi voté ci anam boobu dafa bëri ñu ne conseil constitutionnel yow ndaam mën nga constater irrégularité bi mu ne waaw ñu ne ko boo ko constater ba pare nag tirer ci conséquences yi nga xamante ni moom moo ci am mooy neenal élection yi. conseil mu ne man conseil constitutionnel damay rendre ay avis mais samay avis sax du xalaat mais ay décision la mooy que ne dañ ko war a respecter quel que soit alpha. maître Mamadou Ndiaye di xam leen rek conseil constitutionnel dafa wàcc yoon te juróom-ñaari sages yi xamante ne ñoo ko ŋànk defuñu li dul jalgati bi ñuy méngale ak lii di déni di justice. tey jii nag conseil constitutionnel li mu wax boo ko jàngatee ba jàngat mooy que ne man de décision yi nga xamante ni moom laay jël ngeen tuddee ko avis mooy xalaat bu may joxe
mu ngeen tuddee ko décision mooy dogal loolu man su ma ko xasee ba jël rek moom moo sut li nga xamante ni législateur bi daf koy jël loolu mooy li ñuy tuddee ci yoon forfaiture. crime la boo ko defee yow mën nañ laa yóbbu sax ñu juger la. yoon may nañu ñu jël conseil constitutionnel juróom-ñaar nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo rendre décision bi nga xamante ni moo waral coow li tey yoon may nañu ñu porter leen plainte sax pour forfaiture. avocat yi di layal Manko Taxawu Sénégal xamal nañ ne bu jaree rek ñu jéebaane Sénégal ci bitim réew dinañ ko def ngir rek ñu sàmmonteel ak lu yoon wax. Khadia Talla lu soxal loole sax gis nañ ni waa Y'en a marre ak ñenn ci mbootaay bokk na ci Amnesty International ne nag ñoom daañu kalaame ca ëttu attekaay ba ca CEDEAO. maître Baba Diop moom avocat à la cour la nam ko gisee rek mooy ndax loolee dana mën a sotti ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndey mbilli gi ñoo mën a yeggee googee kalaame. leneen la mu wax nag mooy recours mënatu la am gannaaw ba conseil constitutionnel àddoo ba noppi ci mbir mi. ñu teewlu ay kàddoom moom maître Baba Diop ci micro Mame Birame Diouf. bu fekkente ne ay yeneen nit la yoo xam ne ñoo jóg ne dañu koy defal ay nit alors loolu pour man jàpp naa ne foofu dina am problème ci au niveau de la cour. c'est-à-dire foofu daal saytu ko du mën a nekk. waaw saytu ko dina jafe pour ñu nangu déjà nangul leen ko ñoom parce que loolu mooy question wu nangul bi. donc pour ñu nangul leen ko bu ñu tënkoo rek ci li nga xamante ne ni moom mooy seen protocole bi rek dafay am jafe-jafe ndax seen protocole bi waxul ne ku ne mën na koo defal ku ne. waaw dañ ne ki nga xam ne rek moom moo subir directement violation yi kooku moo ko mën a soytul boppam moo fa mën a demal boppam waaye waxul keneen donc loolu pour man dina dàq keneen ki koo xamante ne nii bokkoo ci mbir mi pour nga dem fa yaakaar naa ne loolu du mën a ne. beneen question bi gis nañ ni résultat officiel yi conseil constitutionnel joxe na ko gannaaw ba mu ci noppee est-ce que tey mën nañ xaar ay recours yoo xam ni peut-être dañ ko def te ñi ko dugal am lañ ci bëgg. non fii suñu yoonu réew bu conseil constitutionnel joxe résultat définitif ginnaaw bi ko cour d'appel joxe provisoirement yaakaar nañ ne bu conseil constitutionnel waxee amul benn texte benn loi ci suñu réew buy nangu keneen mën na fa dem feneen donc loolu conseil constitutionnel daal di joxe muy résultat loolu kenn dootu ci mën dara day doon lu wér ci réew mi. gannaaw bi ñu wax ci pencum ndawi réew bu bees bi ñu gis nag ni soxna ñi tabb ren moo ëpp ñañu tabboon ci atum 2012 juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci la ñu toll ci atum 2012 juróom-benn fukk la ñu woon ak ñeent observatoire national de la parité di rafetlu nag bilan bi tukkee ci woteek législative yi naka noonu ci lim googee jàpp leen ni ñaar fukki ak juróom-ñaar ñi ngi jugee ci liste départementale yi ñeent fukki ak ñaar ñi ngi jugee ci liste nationale yi di Saprera Thierno Laurent Mendy. donte dox bi gaawul parité bi moo ngi def ay jéego fii ci Sénégal observatoire national de la parité di jàngat bilan bi tukkee ci élection législative yu juin 2017 gi kuréel gi yëngu ci wàllu parité di rafetlu li mu jigéen ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci liste yi ak ñi nga xam ne dañu leen fal député. lim bi yokku na bële yoon assemblée nationale juróom-benn fukki jigéen ak ñeent la ñu amoon bii ñoo ngi am juróom-benn fukk ak juróom-ñeneent loolu lu am solo la pour ñun. gis nañu itam ni jigéen ñi seen taxawaay dafa gën a yokku seen kilifteef dafa gën a yokku ndax gis nañ ne bii yoon am na jigéen ñu bëre yi nga xam ne ñoo jiite ay liste 2012 juróomi at ci gannaaw benn jigéen rek la woon waaye bii yoon am nañ ci ñeenti jigéen. mu doon ci liste majoritaire wala ci liste départementale bu ci nekk jigéen ñi am nañ ci ay taxawaay yu am solo bu fekk sax ci liste départementale yi 2012 ak léegi amul dara lu ciy soppeeku jigéen yi nekk tête de liste bokk nañu suñu yokk seen taxawaay ci résultat yi. ñi dañ ci am cër bu rëy ndax bii yoon ci juróom-ñeent yi am nañ ci ñetti jigéen te bala yoon 2012 ci juróom-ñett yi nga xam ne ci ñoom lañ doon séddalewaat benn jigéen rek lañ ci amoon bon jigéen ñi seen taxawaay gën na yokk foofu donc loolu bu njëkkal bi ci topp mooy gis nañu ne loolu mooy scrutin proportionnel maanaam liste nationale ni ñu koy tuddee gis nañu ne ci liste départementale bi gis nañu ne la ñu amoon 2012 moom la ñu amaat mooy am nañu juróom-ñetti fanweer ak juróom-ñett 2012 bi yoon tamit loolu la ñu amaat ci territoire national ndax. bokk na ci li observatoire national de la parité di rafetlu li mu jigéeni kaw ga yi nga xam ne dañoo bokk bu baax ci investiture yi
ci territoire national bi nag parité bi def na ay jéego Europe rek moo des moo war a dabe. di sa prera ñu di ko jaajëfal ni ko jëriñ di dénk bi réew mi xamle woon ne nag inscription yi maanaam bindu yi ñeel carte d'identité yu yees yi daanu ko tàmbaliwaat ni ki tey ji yem ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru août loolee nag seetlu nañu ni ak yeexite am na ci ndax yenn ci commissariat fii ci Ndakaaru gis nañ ni ba nëga ni kon dépôt boobee tàmbaliwaatagul kenn xamul lu tax ci fàttali nag lu ñeel dépôt yooyu maanaam bindu yi ci liste électorale yi ñu ngi ko dakkaloon rek ci bi ñuy waajal wooteek législative yi ñu wax ci maanaam jëriñ diñ dénk lépp lu jëm ci biir réew bu Sénégal ak naataangoom bu Gambie ñoom nag lëkkaloo nañu ñaari réew yi li ñu bëgg rek mooy jëflante bu baax a baax ci wàllu kaaraange su ko defee terrorisme bañ fee am yoon jëriñ diñ dénk biir réew bu Sénégal di sàkku itam ci askanu Gambie bépp xibaar boo xamante ni nii jëm na ci jiixi jaaxa wala boog lu leen jaaxal nañ ko teel a yëgle ngir mën a feggu ci wàllu terrorisme tey jii ñoom ñaar ñi ngi doon janoo ko taskatu xibaar yi ma ne Tambari Sow. ministre intérieur bu Gambie amal gan ci Sénégal ñaari dëkk yi bëgg boole seen doole ngir faggandiku attaque terroriste yi. lu ci am solo mooy ñaari réew suñu nekk benn ñu am benn système d'information maanaam ñu bokk xibaar dëkk bi nga xam ne am nañu ko mooy maanaam lu ñuy wax intelligence ci anglais c'est-à-dire que loolu moom na sax. bu ñu xaar rek ba am benn bulletin comme ni ñu waxoon keroog maanaam si après attaque Grand Bassam bi bulletin mensuel mais dafa war a nekk permanent parce que honorable ministre wax na ko léegi presque tous les jours lépp lu xew suñu diggante dañu si waxtaan. ñaari pays la mais dañ ko doxal comme benn réew la si wàllum sécurité muy immigration muy terrorisme against anti-terrorisme muy organized crime. mooy narcotics fighting ak yéen yooyu yëpp waxtaan nañ ci te Gambie ak Sénégal nañ gën a nekk benn si yooyu mooy sud bi ak nord bi frontières yi yëpp nañ ko gën a jàpp bu baax. bu weesoo coopération boobu délégation bu Gambie ak bu Sénégal nee nañu tamit daañu càmbar ci yan anam la ñu mën a collaborer ci wàllu justice. parce que léeg-léeg da ngay def benn ñaawteef xamoon nañu ko fii nga dem Gambie teg ko 6 mois. léeg-léeg sax nga am fa jabar wala nga def ko leneen ak leneen mais dala du respect loolu c'est fini. ñaari dëkk yi ne benn lañu kenn mënu leen xar ñaar moo tax dañoo fas yéene boole seen doole ci wàllu militaire gi ak lépp lu ñu am ngir fàggandiku menace terroriste yi nga xam ne ñu ngi lëmbee Afrique loolee tamit bokk na ci li ñu nar a xeex mooy trafic de drogue. wu visite bi nga xam ni ministre gambien bu intérieur mu ngi koy amal fii ci Sénégal dina doon ay waxtaan yoo xam ni daañu xool ci yan anam la ñu mën a tëralee projet yooyu le Aminata Mbaye Sow ñu di ko jaajëfal terrorisme nag duñu seetaan muy faagaagal réew yi fare Afrique saw jant kàddu yi mi ngi tukkee ci njiitu jëwriñ ni Mahammed Boun Abdallah Dionne tey jii la ko wax nag gannaaw ba muy dem rek di yeggee njaaluk gouvernement bu Sénégal ba ci askanu Sénégal di ko yeggee nag ndaw li nga xamante ni moo toogal Burkina Faso fii loolee nag gannaaw musiba bi amoon fële ca Burkina Faso di cong googee ñeel ab restaurant café ba fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñàkk ca seen bakkan Moussa Ngom Abdoulaye Diallo. Premier ministre Boun Abdallah Dionne moo jiite tey moolop nguur gi ñëw jébbal njaalub Sénégal ci ñi di waa Burkina Faso mu doon ab tiis li ko waral di fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama yi ñàkk seen bakkan ci cong woowee amoon ci restaurant Aziz Istanbul bu Ouagadougou. Nous partageons avec le Burkina ñuy bokk ak réewum Burkina na xaram ndax nag tiisam moom mën nañoo jàpp ne suñu tiis la rawatina li am fukki fan ak ñett ci weeru ut bi ñu génn ndax ci jiyee jooju sax am na koo xam ne da cay ñàkk bakkanam te ci fi mu cosaanoo Sénégal ci la bokk te nag Burkina Faso ci Afrique la bokk kon lu ci mënti am li ñu bëgg rek tey mooy Burkina siggi jóg taxaw ndax nag jàmm Burkina mooy jàmmu Afrique waaye tamit moom mooy ak suqalikoom. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal. Nous ferons face parce que nous sommes unis. ñu mën ci lim ay burkinabé sénégalais wala sax nigérian mu doon ñaawteef bu jur nakar ci Afrique saw jant yëpp tax ba premier ministre jàpp ne nguur yëpp danañu taxaw teem ngir loolee bañ leen dalati. liñ ciy wax nag mooy li président wax bi mu jotee président Kaboré mooy solidarité mooy ñoo ngi taxaw ci seen wet wante duñ leen bàyyi it li nga xam ne xewoon na fa xewaat fa. di continuer toujours ndax coopération ñu ànd liggéey
pour xeex lii nga xam ne tey moo xew Mali xew Burkina di xew Côte d'Ivoire continuer di xew ci suñu dëkk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Afrique sowu jant dinañu continuer service yi dinañ continuer di liggéey pour que incha allah lii nga xam ne mbette la encore mbette moomu dootul mën a wéy tout le temps. jàpp ne boobu ba léegi kenn xamagul ña def attentat woowule ci li ko jiitu woon janvier rek amoon na fa ab attentat boobee gënoon a metti ndax fanweeri nit jotoon nañ ci ñàkk seen bakkan. gannaaw weer ak ñetti fan yu ñu doon grève ñoom liggéeykat yu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès grève boobee nag mën na jàpp ne askan wa ñoo ci gënoon a loru ndax jote woon ci am pàcc jafe woon na lool syndicaliste yi nag tey xeex ba nee nañ ko tegg ci suuf ñu ko fësal ci ab assemblée générale di ndaje mu yaatu muñ faamaloon seen deltu gannaaw nag askan wa la ñu ca xool Cheikh Anta Diop Seylatir. hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ginnaaw ay fan a ngi nii ñu doon gerew tey jii de dakkal nañu gerew bi ànd ceeg syndicat majoritaire bi nekk ci l'hôpital bi di waa SUTSAS hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. tey xew-xew bi moom mooy SUTSAS dafa décider li nga xam ne moom la nekkoon muy jàmmaarloo ak administration bi mu daal di koy bàyyandi. li ko waral moom mooy dañ ne woon juróomi poñ a ngi nii suñ ci indee saafara ñi dem liggéey moom directeur bi sax daf ne yii kat man daf ma jéggi dayoo yii sama maqaama eggu fa ñi nga xam ne ñoom ñooy ay supérieur am muy docteur Malick Ndiaye médecin chef région bi muy monsieur Talla Sylla président conseil d'administration li ñu waxoon def nañu ko. syndicalistes yi ak fajkat yi ñoom ñëpp lëngoo ne nañ mbir mi li tax ñu def ko néem nag poñ yi nga xamante ni moom la ñu tegoon ci taabal bi du lépp la ñu indi saafara waaye dañoo gis ne malade yi nekk ci biir diwaanu Thiès dañoo sonnoon lool. ñun ñu ne comme que loolu am na te population yi ñi ngi continuer di am problème pour faju léegi nañu bàyyandi waaye te dañuy continuer liggéey bi ak moom dañuy déposer préavis de grève. fekk fanweeri fan bu ñu gisee ne ñiy séntu amuñu ko ñu daal di génnaat ci xeetu grève. di grève boo xamante ni am na weer ak ñetti fan askan yu Thiès ak dëkk yi ko wër sonnoon lool ndaxte way feebar yi bés bu nekk dañ daan ñëw ñu leen di delloowaat seeni kër. Cheikh Anta Diop ñu di ko jaajëfal. Japon nag jagleel na ab CEM commune bu Yeumbeul Nord mu nekk nag ñetteel bi yoon ñu fay tabax ab CEM loolee ci ndimbaluk JICA mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax foofee ca commune ba ña ngay jànkonte lay jafe-jafe yu tar ci wàllu njàng meek njàngale mi ñu teewlu ci maire bu Yeumbeul Nord Daouda Ndiaye ci micro Salif Sow. CEM bi bees bi ñu jot cité comico nag dimbali na bu baax a baax mooy ñu dénk jàng ak jàngale ci gox bi waaye aussi commune bi nga xamante ne aussi yàlla def na at mu jot dinañ wër commune bi di xool yan problème lañ am ci mbirum jàng ak jàngale. constaté nañ ne nag salle de classe yi moo gën a néew que classe yi nga xamante ne moom la xale yi di jàng loolu mooy wane xale yi di jógee classe bi dem jàngee ji salle bee lenn rek moo ko mënoon lijjanti mooy tabax ay école yu bees kon tey réewum Japon jàppale ci à travers JICA jàppale commune bi tabax wax dëgg yàlla école fii ci cité comico wax dëgg yàlla lu am solo la lu ñuy rafetlu la mu nekk ñetteelu CEM bu commune Yeumbeul Nord am. barabu jàngukaay ak sàkkuwaay xam-xam moom du mos a doy xanaa kay ñun ñoo war a xool nan la ñuy def ba mbirum cet gi ak cell gi ak mbirum mën koo sàmm mën cee def suñu kéemtalaay kàttan waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy lii lu ñu soxla woon la ndaxte aussi commune bu mag la macha allah bëri na ay tout tànk yu fiy jàngee am na ba léegi ñuy génn ci commune bi di jàng ci yeneen gox kon suñu amee lu mel nii ci commune bi dañ ci sant yàlla bu baax. nu ñuy fexee ba mbay mi gën a dëppook jamono fii ci Sénégal loolee nag mooy bëgg-bëgg ay doomi Sénégal yoo xamante ne dañoo lëkkaloo ak ñenn ñu fekk baax ci réewum Allemagne la ñu bëgg nag mooy daat fi rek tabax ab usine boo xamante ne nii dafa yëngu ci jumtukaay ci wàllug mbay ab forum amal nañu ko ci wàllu woowee ca Géejawaay la woon Salif Sow. mbay mu mucc ayib ci ëllëg gi ñu jëm. ci place su ngoos-ngoos yi ak daba yi ñu am ca ay tracteur loolu mooy mbébétu gaañu fii projet bi sax nee ñu ma ngay dox bu baax ndaxte am na benn usine boo xamante ni day monter ay matériel agricole tàmbali nañ koo tabax. usine de montage bi ñuy tabax dañ fay def benn centre de perfectionnement pour l'agriculture lan lañ ci jublu mooy fexe ba ñun jigéen ñi nga xam dañu yor dañ nekk ay transformatrice wala góor ñi nga xam dañu nekk ay transformatrice ñu fexe ba ñu am expertise allemand ci wàllu woowu
parce que loolu aussi mooy convention yi nga xamante ni signé naa ko ak le maire signé naa ko aussi ak Landrad bi nga xamante ni moo nekk au niveau de Francfort à Schmalkalden. man nag jàpp naa ne guléet la parce que bu ñuy wax aussi tracteur wala di wax lu jëm ci loolu ci wàllu mbay toujours dañuy wax exportation. li ñu war a def ñoo ngi koy def ñoo ngi gërëm bu baax Touba bu baax ci sëriñ si nga xamante ni jàppale nañ ñu ba aujourd'hui am nañ fa terrain boo xam ñoo ko jënd di ko tabax. ci loolu ngir mën a nekk dëgg-dëgg waa doomu Allemagne yi la dugal nañ ci seenub loxo. Nous voyons que Europe fait beaucoup de choses avec. jëflante ci mbiru koom li ci Europe def jëmale ko ci digganteem ak Asie wala Amérique am na solo lool te takku na it moom la ñu bëgg a jëmal nag jëmale ko fi nga xamante ne moom moo di Afrique ngir jàppale leen ci wàllu industrie ak li nga xamante ne moom mooy mbay mi. avec des projets communs. forum dib ndaje bu jëm ci wàllu mbay mi amaloon nañ ko talaata gi ci diwaanu Géejawaay lañ doon waxtaanee mooy lëkkaloo gu ñaari réew yi lëkkaloo di Sénégal ak Allemagne lan la mën a jur dëgg-dëgg ci mbay mi la fii. tàggat yaram sotti na xam nañu léegi ñaar fukk ak juróom-benn gaynde yi war a jongante ak Burkina Faso loolee ñaari fan ak juróomi fan lay doon ci weeru septembre ab conférence de presse nag amal nañu ko ci wàllu woowee entraîneur bi di Aliou Cissé doon nag fësal liste boobee ñu jàpp ni jongante yooyu kon bokk na ci éliminatoire yu CAN 2018 ñu fas yéene ko amal ca Russie équipe bi nag dinañ ci nemeeku ñëwaatuk Moussa Konaté waaye ak ñett ñoo xamante ne nii daañu fekk si groupe bi bokk na ci Amadou Touré Modou Diane ak Assane Dioufé Abi Faye lañ ci àndal. jamono ji ca tugal club yi ñi ngi doog a door championnat bu yees fii ci Sénégal moom footballeur yi ñi ngi ci vacances ñaar fukki gaynde ak juróom-benn Aliou Cissé tabb na leen ngir ñu fas yéene jàkkaarloog Burkina Faso. match yooyee ñeel éliminatoire coupe du monde 2018 ba ñuy amalee ca diwaanu Russie. moom mi tàggat ndaw ñi am yaakaar ne ñaari jongante yooyee dana ko gagné. tey pratiquement 26 jours yu ma jël yëpp xëy na kenn wala ñaari jours ñoo ci am problème yooyu di ci sant yàlla bu baax a baax je pense que dinañu ñëw ci forme bu baax forme mentale ak forme physique. liste bu bees ak i joueurs yu bees Pape Amadou Touré ak kii di Modou Diagne ñoom dal si nañ ci biir équipe bi lañ ci gën di nemmoo ko itam bokk na si dikkaat bu Moussa Konaté ngir gën a yokk dooley attaque bi. li may xaar ci Moussa mooy que mu gën a joxewaat mu gën a fas jom pour justement lu ñuy xaar ci moom ci attaquant mooy dugalay but mu mën ko def Modou Diagne mu nekk xale boo xam ne jeune footballeur la mi ngi Nancy mais xale boo xam ne tam xale bu xarañ la gis nañ ko ak équipe olympique yi. Amadou Touré moom ku bees la moom tamit nga xam ne fii joué na ci championnat bi fii moom Oroya la nekk fële Guinée moo ko Khadim Ndiaye ñooy joué ma gis ni que lu muy def ak clubam tamit lu intéressant la. ñaari match yu mënta yem benn yoon moom Aliou Cissé gis ne Burkina Faso moom rek moom mooy seeni adversaire bi gën a dëgër. suñu adversaire direct ci poule bi mooy Burkina Faso après xëy na mën nañ ci teg Afrique du Sud donc yàlla def na nag ñoom lañuy recevoir mu nekk équipe bu baax mais gëm naa ni que tey Sénégal am na qualité boo xam ne am na ay joueurs yoo xam ne waruñu tiit ci match boobu. Sénégal jël ñetteeli place bi ci ginnaaw Afrique du Sud ak Burkina Faso. fas yéene jongante ci ñaari fan ak juróomi fan ci weeru septembre gi. ab ndërmelu séntu wuñ ko ci benn yoon. baalu ko mooy du am ñaareeli participation ci coupe du monde. ñu leen cay ñaanal ndam kon jaajëfal ko bu baax fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew xibaar yi ci nasaraan lay doon bu boobaa jaa ngeen jëf.